grande coalition Benno Bokk Yaakaar élection législative le 31 juillet ok la grande coalition Benno Bokk Yaakaar élection législative le 31 juillet ok est-ce que pare ngeen ñu Benno jëli ndam li ak suñu ono madame Sokhna Mbodj son excellence monsieur Macky Sall notre fierté Sénégal émergence est-ce que pare ngeen ñu Benno jëli ndam li ak suñu ono madame Sokhna Mbodj son excellence monsieur Macky Sall notre fierté Sénégal émergence ne la sànnil suñu quartier xam ne ni duñ ko réccu ñu nag Sokhna Mbodj de xam ngeen ni Alla accu jóge yow fu sori xam li askan bi dundu métit bu yàgg nga jël ko def ko yitte yaay député wàllu askan bi yaa koy wàllu defar suñu wàllu ngir Sénégal émergence gis nañ sa taxawaay sa discours wane na lépp madame Sokhna Mbodj au nom la grande coalition Benno Bokk Yaakaar élection législative le 31 juillet yow la ñuy fal honorable Sokhna Mbodj yaay falu Macky Sall est-ce que pare ngeen ñu Benno jëli ndam li ak suñu ono madame Sokhna Mbodj son excellence monsieur Macky Sall notre fierté Sénégal émergence est-ce que pare ngeen ñu Benno jëli ndam li ak suñu ono madame Sokhna Mbodj son excellence monsieur Macky Sall notre fierté Sénégal émergence dañ lay gunge ensemble nga teewal suñu askan élection ñoo ko moom teg nañ si suñu bakkan dana yomb si ñu ndax yaa ko liggéey démb te tey ñëwul woon never no ñëwul woon defar nga jàkka yi dimbali nga daara yi jeunesse bi kontaan nañ famille ñëpp kontaan nañ baykat yi sàmmkat yi ñëpp kontaan ci yow madame Sokhna Mbodj wàllu daal yaa fi ne est-ce que pare ngeen ñu Benno jëli ndam li ak suñu ono madame Sokhna Mbodj son excellence monsieur Macky Sall notre fierté Sénégal émergence est-ce que pare ngeen ñu Benno jëli ndam li ak suñu ono madame Sokhna Mbodj son excellence monsieur Macky Sall notre fierté Sénégal émergence est-ce que yéen pare ngeen jeunesse bi pare ngeen famille pare ngeen baykat yi pare ngeen sàmmkat yi pare ngeen nappkat yi pare ngeen artisan yi pare ngeen wala yéen pare leen kër bi Macky Sall BRT yi Macky Sall coupe bi Macky Sall autorité Macky Sall mbokk département Dagana ñu ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam di jëkkee ci nuyoo bi sama xarit sama turando le maire de Dagana le ministre Oumar Sarr l'ami du président de la République di ci teg le docteur Mama Diop le député Mama Diop le directeur général Mama Diop l'ami du président de la République di ci teg Madické Mbodj le président comité électoral bu département Dagana dama wax très compétent et simple c'est pas pour rien chaque fois bu comité électoral amee rek tous les maires tous les directeurs ñëpp jël delloo la ko ñoo ngi lay nuyu monsieur le maire ci biir Waalo maa ngi nuyal maa ngi beral jàmm nuyu ndax jàmm la maa ngi nuyu parti coalition yi ànd ak man ku ci mel na Mohamed Tax Yàlla Fall ku ci mel na ma Rabat Diop bu réew mi ku ci mel na mon ami et xarit imam Moustapha Diak pour dire que maa ngi nuyu Waalo maa ngi nuyu ñëpp maa ngi xeet fi dak madame Sokhna Mbodj maa ngi lay nuyu sama jigéen maa ngi lay masa coono
mais yaa bëgg lu baax bëgg sonn pour sa population Mbol il faut nga sonn. Monsieur le ministre Oumar Sarr, honorable Mame Diop, waxal leen ne président de la République ñoo ngi ci ndigalam ñoo ngi ci ndigal président mooy lan mooy jàppale Soxna Mbodj. Madame Sokhna Mbodj, tout Jama est derrière vous. On va vous élire, Inch'Allah. Le soir du 21, vous allez à l'Assemblée nationale. Xam na ni boo fa demee boo waxee daa wax li nga war a wax ndax jigéen mel ni nga war mel am kel ñoo ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla. maa ngi nuyu waalo bugguma guddal ndax fii ku fi dum Ndeye Wele maa ngi lay nuyu. dañu wax ne sëriñ bu mag bi Ndeye Wele ñoo ngi lay nuyu arab di wax ne alqurbu hijab dañuy jege woo te loo jeg sax doo ko gis moo tax ku nekk ci noonu mënul gis dëru botam bot bi lay gisee mënul gis dëru bot bi loolu. lu may wax mooy man de en tant que coordonnateur kontaan naa sama xel dal na et yaakaar naa délégation bu ma àndal bi ñoom ñëpp kontaan nañu seen xel dal na. wax dëgg yàlla le maire des maires le sage l'élégant Omar Mboleel yaakaar naa jàppale na doomam tey lu ñu gis ci ñëpp xam nañu tey Omar Mboleel ak Soxna Mbodj ànd nañu te yaakaar naa ànd bi su fekkee ni département bi yëpp noonu la ñu àndee yaakaar naa loolu daañu gagné avec plus de 90%. Omar maa ngi lay remercier di la gërëm nii la je pense que le président loolu la laaj Omar Sarr loolu la bëgg. Mame Diop loolu la bëgg may terminer rek di wax la jeunesse dama ne ku am ku mel ne Macky Sall da nga koy jox mu àggale mandaam ànd ak en paix parce que c'est l'homme le champion des investissements amul benn président bu nga xam ni def na fi lu fi Macky Sall def en investissement c'est le champion du social yaakaar naa lu ñuy def ci social amul benn président de Senghor à nos jours ku nga xam ne def na ko lu Macky Sall def mais Macky Sall aussi c'est l'homme chanceux moom moo ñu andil coupe d'Afrique te waroon andil coupe du monde donc nañ ko jàppale wasalaam merci beaucoup. fi teew ñëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci le maire de la commune de Diama muy sama papa di sama xarit di sama conseiller. gunge ma bi ma tàmbalee politique ba fi ma egsi nii tey muy le maire Omar Mboleel Sow doo ba ngeen tàccu ko bu baax a baax di nuyu le ministre Omar Sarr sànq rek maa ngi woon en réunion ak moom à Ross Béthio mu wanewaat fa disponibilité am wanewaat fa humilité am wanewaat fa engagement am bi nga xamante ni moom la am ci lépp lu nga xamante day jëmale kanam waalo Omar Sarr amuñu sa fay vraiment amuñu sa fay ak li muy nekk ministre léeg-léeg saa mu jël téléphone am ci lu nga xamante dafa concerner développement waalo di wax ak yow lu mat 15 ba 20 minutes loolu jafe na ci jamono ji nga nekk un ministre de la République ñu lay woo xëy na duñ la jot mais moom c'est le sens contraire mooy nemmeeku doomu waalo yëpp en tout cas man maa ngi koy gërëm fii ci Moundoom barrage muy dëkk bi nga xamante fi laa juddoo di nuyu sama maam Soxna Mbodj di ko féliciter waaye balaa may egg ci moom fi nekkoon député ndax boobu ba léegi maa ngi dégg ñuy wax mais il est question ñu rappeler ni Fatim Sall bay na waaram ci liggéey bi bu mu nekkee assemblée nationale taxawu na waalo sur tous les plans waaye Fall Seck yaay góor. xam naa ci lu bare ndax bare na lu ñu daan échanger chaque fois wu ministre waree dem assemblée nationale loolu nag dañ koy yaakaar ci Soxna Mbodj mi lu bare bareel ndax ku nekk xam na ni femme de développement la yëngatoom ci reefaan xale yi tuuti yi sax xam nañ ko man mii xam naa ci lu leer a leer di nuyu sama mbokk Ross Béthio yi nga xamante ñoo ma gunge fii aussi may jiital ci loolu ki nga xamante ni mooy sama nijaay Madiop Diop ngeen tàcc ko bu baax a baax muy doomu dëkk bi comme ni ma nekkee doomu dëkk bi di ci teg
adjoint au maire yi nga xamante dañ ma àndal muy le maire Ndiaga Fall Adja Diouma Faye ak Adja Ndeye Gueye di beral nuyoo le coordonnateur Madické Mbodj nit gu baax la nit gu simple la nit gu humble ku nga xamante ni il a gagné l'unanimité du département de Dagana kooku mooy Madické Mbodj di nuyu notre ami et frère le DG Amadou Mame Diop maire de Richard-Toll ku baax la ku oyof la man nag sama message benn message dong laa fiy lancé gannaaw bi ma nuyoo ak félicité sama papa Adama Sarr mooy le soir du 31 juillet képp ku àndoon ak sama maam Soxna Mbodj ak képp ku àndoon ak mon ami et frère Pape Sanjour Dieye nañu mobiliser wu voter pour Benno Bokk Yaakaar ma koy lancer un message à mon ami et frère Pape Sanjour Dieye na jël mbooloom bi ànd ak moom yëpp bootu ci sama maam Soxna Mbodj vraiment ñu am un résultat de plus de 90% fii à Mboudoum en tout cas meeting yi fi ñëw yëpp yéen sama mbokk yi mos leen ma rusloo yéen waa Mboudoum barrage lépp lu mu leen mas a ñaan defal ngeen ma ko kon tey seen doom moo dellu si waat di leen ñaan ngeen mobiliser wu pas un autre parti à part Benno Bokk Yaakaar à Mboudoum barrage ci kàddu yooyu lay gàttale vraiment di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous ba après le 31 juillet comme ça ñu gunge suñu maam Soxna Mbodj mu installé wu ak jàmm ak salaam am ay mandat à l'Assemblée nationale ba am retraite parlementaire yàlla na ko yàlla def. fi may commencé nag dana nekk un aspect très triste parce que tey bu ma taxawee fii ci wetu soxna ko gunge sama xarit ba sama doomu ndey ba moom la yàlla moom muy Njawar Diop dafa doon sama xarit benn bakkan yal na ko yàlla xaraajana ba ma ne cëpp sayet moom laa jëkk a woo ne ko Njawar kaay ma def la sama conseiller chargé de mission di la fay 500 000 700 000 jox la oto ak carburant mu toog 24 heures ñëw ne ma lu ma la naroon defal boo may fay danaa la ko defal mais bul ma ko teg bàyyi ma ndax kon ñu jam ñu Njawar yal na ko yàlla xarajana li ma ciy teg mooy tey maa ngi ci meeru koo xam ne kii je l'ai tout le temps considéré comme un grand frère un marabout Omar Sow yal na ma ko yàlla fayal di wax mes souvenirs dans le Waalo le hasard n'existe pas fi ma jëkk a miin ci Waalo ma nekk xale buy doog a am bac def année préparatoire admis man ak le président Macky Sall man ma dem ENSA moom mu resté IST Sen Ndombo aujourd'hui le coordonnateur du département Sen Ndombo du ma fàtte mukk sama papa Vieux Ndaraw Mbodj yal na ko yàlla xarajana mais danaa leen wax surprise maam Diop mii soxna mi ngi wax fa mu bokk ak moom ci Gaynde Fatma mais man papa bi ma jur ak maam Diop tey kuy xeetu maam Diop tey mooy sama meenu papa tey ngeen xam ko mu waxati leen lenn si j'ai un grand frère au niveau de ce département c'est bel et bien le ministre Omar Sarr Omar Sarr c'est kenn la ci man référence la ci man li ma ko jëkkoonan bëggee mooy man képp ku bëgg science dama lay bëgg c'est un haut scientifique du ma woon xool côté politique am côté scientifique am moom laa doon xool yàlla na ma ko yàlla fayal président moo nu boole on est ensemble mooy sunu président mission commissaire politique à Diourbel mais nit ku baax a ngi nii nit ku gore ngi nii fi may terminer ci ngërëm yi ñeneen ñi ci des yëpp ñu bàyyi baal ma c'est le député l'honorable député Adama Sarr
bu ngeen bëggee ko gore bu ngeen bëggee ko jàmbaare jàpp leen Adama Sarr. Alors Vieux Mbodj, au nom de la famille de Mbodjeen mais au nom de la grande coalition bi accompagné tey soxna ba mu àgg fii yow laay jël cant bi ak ngërëm bi jox la ko ma mujjee ci nga xam ne mooy sama soxna soxna Mbodj ñaari baat rek lay wax ci moom ngërëm cant ci njàmbaram mais surtout bëgg lislaamam soxna en tant que ton mari je te remercie mais maa ngi lay ñaanal yàlla kóolute bii président jël la teg ko ci sa kaw waa Dagana yëpp yéene la ko man en tant que ton mari maa ngi lay wax yàlla na sama ñaan sama ngërëm jiitu la nekk ci sa gannaaw maa ngi leen di gërëm yéen waa Waalo xam leen ne Samba Kanté ba muy sangoo suuf doomu Waalo la ba abadan aw ma seen pay yàlla na ma leen yàlla fayal. ngeen baal ma maa ngi jéggalu kilifa yi ci kaw toogaay bi yàgg na di jéggalu ñi fi teew ñëpp toogaay bi yàgg na ngeen jéggal ma maa ngi nuyoo di jiital ci nuyoo bi monsieur le maire Oumar Sow membre au conseil di nuyu monsieur le ministre des Mines monsieur Oumar Sarr di nuyu directeur SAPCO monsieur Mame Diop di suñu tête de liste départementale di nuyu monsieur Adama Sarr di nuyu sama papa Madické Mbodj di jël nuyoo bi nuyoo tous les maires yi fi teew tekk ci loxoom di nuyu Adja Koumba Sow di nuyu Ali Yàgg mi fi teew tey jii te ànd ak Ousmane Lom ñu jiite liste parallèle comme ni ko Samba waxe Jaw Fara ni liste complémentaire la léegi Benno Bokk Yaakaar di nuyu sama sët ku nekk doomu mag gaaw a tudd gaaw a dégg maam sama maam Fally Seck tey bu ñu ko jagalee parole tey jii ci Bundum dafa war ndax fi la dëkk fi la yaayam dëkk ay maamam ay nijaayam ay tantam ñi ngi fii ci biir dëkk bi kon rafet na mu jël fi parole sama pap Madické maa ngi delluwaat di jël nuyoo maire yi yëpp yëg naa seen teewaay di leen màggal di leen jox seen wàccuwaay tekk ci loxoom ndax su ma limee damay juum mu jottalil ma ko maire yi yëpp di wax monsieur le maire Oumar Sow di jëlaat nuyoo maire yi tekk ci sa loxo nga jottalil ma ko parce que su may juum lim damay juum waaye di nuyu di sargal madame Fatim Sall honorable député di nuyu ñi nga xam ne nag lu ñuy wax naan bi àll bi ni tekk kenn ñeme fu mu fi ñoom ñoo ma gunge ba ma xuus jàll muy suñu coalition ànd liggéey suñu gox bu commune de Diama ma àndoon ci tête de liste bi monsieur Abdou Ba su ma limee damay juum parce que ñoom ñëpp ñoo ci jàpp ak commune de Diama damay jël seen nuyoo ñoom ñëpp teg ci loxo Abdou Ba mu tegal ma ko ci seen loxo waaye di ci ràññee kenn koo xam ne jeunesse la jeune la muy Makhtar Diop Pape Makhtar Diop di ma jàppale guddi ak bëccëg cooy di ma jàppale guddi ak bëccëg ak sama papa Vieux Mbodj maa ngi nuyu ñëpp fàttewuma kenn waaye nag di dellu siwaat ci ñi nga xam ne tey jii ñoo fi teew tey te nekk réseau bu am solo ci biir département Dagana waaye nekk réseau national ci biir Sénégal ñuy refaan tàccu leen seen bopp
réseau des femmes agricultrices du Nord Oumar Sarr yaa ngi tooñ sama góoru naar bi di ko wax yaa créé Refane ndaxte nag président daf ko sas bu am solo ci Sénégal muy autosuffisance en riz en 2017 mu sas ko pour ñu am autosuffisance en riz suñu ministre doonoon Abdoulaye Seck moom mii mu joué ci rôle bu am solo ndax bi mu ñëwee fekk na góor ñi organisé wu nekk des sections des groupements des unions locales union maire mu ni moom gestu ne gisul fenn jigéen te liggéey bi mënta dem sans jigéen comme ni ko président Macky Sall waxee bu jigéen ñi amul autonomisation Sénégal du dem monsieur Samba Kanté woo Korko Diaw ni nag dafa fas yéene jigéen ñu organisé wu comme ni góor ñi organisé woo lépp loo xam ne président Macky Sall indi na ko ci Sénégal ci vallée bi jigéen ñi jot ci seen wàll. fekkoon nag ñuy ay jigéen ñoo xam ni dañu takku nekk ci terrain bi yàgg ci lool Korko Diaw di suñu yaay ñu xam ko ci muy suñu ancienne nekk ci terrain bi di daan dooleem ñu ànd lëkkaloo di dem foire di dem fu nekk. ci suñu liggéey bi yóbbu nañu fi au niveau international dem nañu fépp ndax lan mbayum ceeb ñu organiser wu waaye Refane yemul ci mbayum ceeb kese Refane day def élevage day def teinture lépp lay def lépp ci bépp yëngu bu jigéen di yëngu ci Sénégal Refane bokk nga ci biir Refane kon looloo tax ñu ni Samba Kanté moo créé Refane bi mu demee bàyyi ko fi Samba Ndiobène ñëw tegu ci tànkam Samba Ndiobène jóge fi tey ki fi nekk di Aboubacry moom tamit jaaraat ci tànk yooyu kon loolu ñu koy gërëme président de la République mu jóge foofu parewul mu nommé koo xam ni biir Refane la nekk présidente département Dagana kon seen teewaay fii day doon seetu jërëjëf Refane bu ma ñëwee tuuti ci programme président Macky Sall du ma ko ñàkk tudd autosuffisance en riz bi président Macky Sall di ñëw ceebu Sénégalais yi bëgguñu ko woon lan la ñuy wax duñu consommer ceebu Sénégal mais président Macky Sall ni leen réew bu bëggee dem réew bu bëggee dem day fexe lay feesal biiram mu di ko bayal boppam mais dafa bëgg balay dara ceebu Sénégal gii nit ñi di ko consommer mu ni nag balay def dara mooy baykat yi am gàllankoor dafa leen di yeewi lan la leen di yeewee mu baal leen bor yi ba ñu mën a delluwaat ca banque ba lebiwaat mën a bay bu mu ci jógee ñu ne kenn mënul bay te terrain yi ràpp nañu sonn nañu baykat yi mënatuñu woon bay ndax ñàkk financement mu ni kon li muy def mooy aménager waat tool yi yëkkatiwaat budget boo xam ne dafa jëm ci aménagement dugalaat ko ci tool yi ñu yokkaat superficie yi loolu la président Macky Sall def waaye mu ne loolu mënul doy te amuñu ñu subventionné leen parce que ku bay te góobuloo da ngay am jafe-jafe mu ni kon dana indi matériel agricole bi dana indi moissonneuse batteuse yi dana indi tracteurs yi ndax dañ daan am jafe-jafe pour bay président Macky Sall teg baaramam foofu daan ni yéen politiciens yi ngeen baal ma nii la ko waxee woon sayet matériel agricole bi may indi dama koy jox baykat yi ci ñoom la jëm ñu bay ndax Sénégal mën dundal boppam loolu la président Macky Sall def bu mu ci jógee ñu xam ne Sénégal li ñu amoon jafe-jafe bu ñu bayee ba bare nan la ñuy def ba écouler suñu ceeb ñu ni kon commercialisation bi mu ne commercialisation bi lay jëkk réglé dinaa fexe ba Sénégal yi bëgg ceeb bi mais bu ñu ko bëggee dinañ ko jënd ba tey ku ne gis na ceeb bi tasaaroo ci Sénégal boo demee Dakar ceeb baa nga fa boo demee Mbour ceeb baa nga fa heure bu ñu ko ñàkkee di téléphoné tey si biir vallée bi kenn dootul wax ni am naa problème jaay sama ceeb amatul loolu la président Macky Sall liggéey ñu ni déet la waay mu ni ceeb bi dinaa fexe subventionné ko ba niñ ci war a gisee seen bopp ñu gis ko si naka lay def mooy fexe ba subventionné 30% teg ko ci njëgu ceeb bi nekkoon 130 francs muy 160 francs ndax lan mën a dimbali baykat bi waaye déet waay mën a dimbali transformateur bi waaye mën a dimbali consommateur bi parce que Sénégal ñuy dunde ceeb bi ñoo ëpp ñi koy bay lii la président Macky Sall def waaye mu ni damay fexe ba ñu bayee ceeb bi ñu am fuñ ko denc
dañ doon jaay magasin de stockage su ma jëlee exemple du ma ko jël ci vallée bi Bundum bii ma nekk laa wax en bi ñu 1960 ba bi président Macky Sall di jël nguur gi ñetti magasin ñoo fi nekk mais président Macky Sall bu mu ñëwee ñeenti magasin nga nee nga rang te ñaata at la fi am 12 ans rek la fi am jëm 13 ans kon président Macky Sall teg na ko baaraamam fi mu ko war a teg président Macky Sall ni Waalo dafa am jafe-jafe bu ñu bayee naka la ñuy def ba génnee production bi mu ni li may def mooy désenclaver le Waalo mooy lan indi boucle du riz bi wër fépp ci Waalo ba jàll Waalo jéeri ndaxte nag Waalo jéeri dañu am solo ci liggéey bi ku nekk xam na ni horticulture filière horticole bi président Macky Sall yóbbu na ko foo xam ni mësul nekk nañ leen waxante dëgg dafa organiser filière yi tey nga naan filière oignon naan filière patate naan filière manioc naan pomme de terre tey mën nañu wax ni Sénégal autosuffisant na en pomme de terre et en oignon tey duñu ko jëggaani li des nag te mu nisar que te mu nekk programme am ci kanam mooy fexe des magasins de stockage yoo xam ni daañu mën a cesser soble bi ba dootuñu am jafe-jafe bu ñu bayee di ko jaay ak suñu teeyi bakkan mu mën am baax ci ñun ñu mën ci gis suñu bopp loolu bokk na ci nisaru président Macky Sall yu mu war a def kon ñun ñu war a jàppale président Macky Sall lañu war ko mën a jàppale projet yi mu tëgg mu mën koo àggale te loolu dara du ko def lu dul wéyal ak Benno Bokk Yaakaar ci assemblée nationale mu am majorité absolue loolu la baykat yi war a def et loolu la Sénégal yëpp war a def te foofu la ñu bëgg a yóbbu président Macky Sall. mani ban président moom ma sa jog di fay néew ji doole ji mu ne Sénégal bare nay néew ji doole li may def mooy as tuut bi Sénégal am dinaa si dindi loo xamante ne nii dama koy yëkkati di ko jox néew ji doole ji ndax lan ñi nga xam ne tey seen doom yi dañu war a jàng am jafe-jafe ñu saytu leen ñu mën a am lu ñu mën a jàppale njaboot gi ndax ñu jàng ndax njàngkat xam-xam mooy yore réew foofu la ko président Macky Sall teg mu ne waaye nit nag du bay ba pare ñu dimbali la nga néew nga am doole te doo faju mu indi couverture maladie universelle teg ko ci taabal ji waay xale bi woyoon na ko léegi président Macky Sall mooy borom projet yi ngeen baal ma su ma koy lim li mu def Sénégal tey daañu fi fanaan fajar dañu fi fekk kon dama koy yemale foofu ci réalisation yi président Macky Sall def waaye nag duma pare te gërëmewu ma ngërëm bi nag dama ciy jiital jëm si yàlla ji muy sama papa ak sama yaay waaye ak Njawar Diop tey mën naa ni lépp sama lépp si ñoom la ko yàlla jaarale te tey ñi ngi ci suufu mundoom bii di dund aw ma lu gën a rëy mundoom waaye bu ma ci jógee di santaat yàlla ndaxte nag ñoom ñëpp yàlla defal na ma sutura wa mundoom a ngi nii ñoo ko teew ñoo ko seede ñoom ñëpp yàlla may na ma chance ma làq seen ngërëm benn moo ma dese woon mooy jëmm ji taxaw tey moo leen ko waxal seen bopp kon damay ñaan ci yàlla moom yàlla na ko yàlla delloo waaye nag déedéet pareegu ma duma pare nag te gërëmu ma ñi ma gërëmoon gërëmaat leen muy Mansour Faye dinaa ko gërëm bu baax a baax jàpp na ci bis bi gërëm Mouhamadou Makhtar Cissé jàpp na ci bis bi gërëm sama càmmiñ Omar Sarr gërëm Cheikh Omar bi ma ko xamee yàggul waaye soxna dafa ne ma soxna woo ma dama lay jàppale ma ruus mu woowaat ma ni ma woowagoo ma ba léegi maa ngi lay yónnee li ma lay yónnee waaye di gërëm sama sët Faly Seck jàppale na ma ci électorat bi jàppale ma itam ci dooleem waaye di gërëm Mouhamadou Maam Diop dama ne ko maam dañu ma fi teg te maam dama demoon si municipal yi mu metti lool maam maa ngi nii mu yónnee ma la may yónnee mu am si man solo torop waaye may gërëm di sant bu baax di ñaanal Mouhamadou Makhtar Cissé ndaxte nag lu ma sore ci Benno Bokk Yaakaar loxom ci biir dooleel na ma guddi dooleel na ma bëccëg ma koy gërëm bu baax a baax di gërëm monsieur Kanté mii mënuma sore ci moom dama koy gërëm te di ko bàyyeeki yàlla daf ma sagal ci digg mundoom sagal ma ci samay nawle sagal ma ci fépp kon dama koy gërëm di ko sant waaye di gërëm la coalition ànd liggéey suñu gox bu commune de Diama
jàpp nañu bu baax a baax tàyyiwuñu may jigéen ñu jiital ma ñemeel ma fital ma mënuma leen fay di gërëm waa Bundum barrage di gërëm waa commune de Diama di gërëm département Dagana yëpp ngeen jéggal ma waaye di leen seedeel ni El Hadj Oumar Sow lépp lu ko président waxoon mi ngi koy jëfe ku nekk xam na ni mag la mënoon na ni am naa ay ndaw yu ma mën a demal du ma dem ba 3 heures du matin may wàcc waaye day ànd ak man ba 3 heures du matin wàcc liggéey bi ko président Macky Sall sasoon ci la nekk guddi ci la nekk bëccëg ndax homme de défi la homme de défi la te fas yéene ne relever défi bi kon yaakaar naa ni ànd liggéey suñu gox waratuñu seetaan lu ñuy def mooy joxante loxo ànd liggéey ndax liste parallèle yi joxante lañu loxo ci biir département Dagana ànd liggéey di gërëm bu baax a baax Benno Bokk Yaakaar tey jii kenn dootul wax liste parallèle lépp Benno Bokk Yaakaar di gërëm ñëpp di gërëm mundoom di gërëm mundoom di gërëm mundoom di gërëm ñëpp comité d'organisation bi ñu doon organiser sonn guddi sonn bëccëg jaune mundoom jaajam suulul ñëpp maa ngi leen di gërëm raat surtout fulbe ñëpp ñi ma jàppale ñëpp tey ba léegi maire yi ñi ngi si seen mairie yi mënoon nañ ñu soxna Mbodj na ñëw jàppale ñu waaye li ma naroon a def man ak sama càmmiñ Adama Sarr lépp ñooñu ñoo ngi ñu koy defal ak sama càmmiñ Maam Diop ak Kumba Saw yëpp ñoom ñoo ngi koy def ñu di leen jéggalu baax di leen balu ak waaye di gërëm mënuma bàyyi parce que dama lim ngërëm yi kon foog ma sore si di gërëm presse bi parce que yéen a ñu sagal fu ñu àgg fu ñu mënta dem yéen la yéen ay ne di tànn mbaax yi di ko teg kon fu ñu mën a àgg rek kon yéen la ñun ñoo ngi gërëm ñëpp képp ku ñu déggul xamal ni dañu fàtte ndax doomu aadama du mat waaye yéene bi jox naa ko ñëpp di wax nag arrondissement Ndiaye am nañu sas parce que président Macky Sall ñaari candidat la teg ci arrondissement Ndiaye te ku ne xam na Adama Sarr liggéeyam matukaayam fullaam faydam ak socialam damay gëstu xool ko kanam gi jeex tàkk man ko honorable yaa ngi stressé ba sonn waaye rek nit gu bëgg ndam macha allah maa ngi gërëm ñëpp te Maam Diop ba muy jiite liste bi ba léegi coow li bare na waaye jig nañu de ñu ngi gërëm ñëpp di wax nag na ngeen jàpp taux de participation bi la ñuy jooy ndax xam nañ ni da ngeen nekk ci période récolte mundoom commune de Diama maa ngi leen di ñaan ak département Dagana période récolte la ñu toll mais génn leen benn bis dong la ngeen sagal président Macky Sall delloowaat ko doole ji ndax saay si nekk gis li muy liggéey ndax opposition bu baax bu gisee lu baax daf ko war a seede waaye opposition boo xam ni gisul lu dul na fi jóge ma toog lépp lu mu def lu baax ñu jëm koo effacer ñun nag ñoo mën a xeex ak opposition boobu wan leen ni leen ñun population bi ñun ñu ngi ci gis suñu bopp te tekkasi lan mooy jul suñu carte yi Benno Bokk Yaakaar sa suba ba léegi amul kuy wax ba wane suñu carte bi jox leen ma suñu carte bi ma wan ko nit ñi bopp fas bi bu marron bi mooy suñu ngàndaay ñu tekka salal ko feesal ko si urne yi ba mu fees président Macky Sall la gagné na ngeen bàyyi tool yi daw voté ji bu ngeen paree delluwaat tool yi jërëjëf. mon frère di jël nuyoo yu mag yu tedd di ko teg si sunu xaritu bopp sunu mag sunu sëriñ le maire Oumar Sow di nuyu bu baax le maire Fally Seck parce que fii la bokk fii la cosaanoo di nuyu sunu xarit bu yàgg di liggéey ci département bi liggéey ci vallée bi ba jóge fi sunu borom président de la république dénk ko leneen ci Sénégal muy Samba Kanté di borom këru Soxna Mbodj mais may jël encore di nuyu aussi sunu frère le maire Ahmed Tidiane et l'ensemble des responsables le coordonnateur du comité électoral départemental ma dikkee mu jël nuyoo yëpp tekk ci loxo tous les responsables du département mais dinaa ci ñëw mais bu ma ñëwee fii nag dinaa ñëw ci Adama Sarr mais avant loolu bu ma ñëwee fii dinaa rendre hommage parce que fii dama fi ñëw avant nuy jël pouvoir
nu am kenn ki nga xam ni moo nu daan dalal muy jàmbaar si waar gi muy notre frère Seck Dieye ma koy nuyu yu mag parce que jàmbaar la ànd nañu liggéey si département bi lu bëri donc maa ngi koy nuyu yu mag. may nuyu nag tey ñu ko sagal ko jigéen ñi pourquoi parce que soxna moo moomee tey nu ñëw fii. mais bu soxna moomee soxna avant muy mën nekk soxna bi dafa am fu mu jaar te je pense que Refane joue na ci un rôle très important donc tey bisu Refane la te Refane ku ko jiite ci région bi sunu commune la bokk muy soxna Korka Diaw donc maa ngi koy nuyu yu mag ak jigéen ñi mu àndal yépp damay def benn témoignage et c'est très important. bi nu defee liste yi génn ki ma njëkk woo ci département bi mën naa wax ku ma njëkk woo ci Sénégal waxuma pour féliciter ma sax mais pour rassurer nu mooy le maire Oumar Sow daf ma woo ne ma mi ngi nii toog duma bàyyi nu wax lu amul ne ma Mame Diop jàppal ni liñ doom am dinaa gën a liggéey pour liñ doom am buñ ko waroon am nu doubler ko parce que président de la république daf ko sas moom loolu moom moo ma ko loolu nag tey bu ngeen ñëwee ñi jël kàddu dëgg ci jama yépp firndeel ko wax ko donc nga xam ni góor dëgg a ngi nii li mu waxoon yépp def na ko donc ñun amuñu lu dul gërëm ko sant ko ci taxawaayam ci département bi ci taxawaayam ci Jama parce que taxawaayam yamul ci commune Jama yëpp ci département bi la yam ci département bi yëpp la nekk ci département bi yëpp lay jàpp ci commune boo dem am na fu mu mën teg loxoom pousse pour jàppale département bi donc Oumar ñoo ngi lay gërëm di la sant ci sa taxawaay. Le choix du président tey bu ne Adama Sarr ñëpp xam taxawaayam ñëpp xam social bi muy taxawe ñëpp xam l'homme de développement ñëpp xam moo jiite filière patate donc kooku bu ko tànnee nu nekk un département bi nga xam ni bay la nu xam je pense que ni choix mënu ko gën donc Adama nit ku nu wóolu la ñun maire yi nit ku nu sopp la parce que bu may wax damay wax ci turu maire yi ñun ñëpp maire yëpp mën nañ ko seedeel loolu donc lii nu ko tànnee tey ñun ñëpp a ko rafetlu mais nu tànn suñu jigéen Kumba Sow wax na léegi bu waxee nga xam ne kiy wax xam na lu muy wax donc moom aussi ngeen xamee ko ni noonu la amee taxawaay ci département bi nu ñëw ci Soxna Mbodj wax naa ko mu jaar Refane wax naa ko wax ngeen ko li muy taxaw ci wàllu mbayu ceeb kooku tey et je pense que président li mu def ci département bi ci mbay bu ko defee tey ñëw tànn ki nga xam ni xam na mbay ki nga xam ni mi ngi dëkk ci département bi mën nañu am yaakaar ni bu demee assemblée dana fa am taxawaay bi nga xam ni dana mën a jëmmal dana mën défendre agriculture mais dana mën aussi wax li président liggéey boobu ba léegi ci wàllu agriculture ak taxawu jigéenu département bi te loolu am nañ ci yaakaar parce que boo demee Ndeye Wele tey femme de développement la ma nga ci conseil économique au conseil économique et social moom it di fa def lu noonu donc ñun président sédd nañu ñun ñoo ko war delloo njukkal le 31 juillet te loolu li ma gis fii am nañ ci yaakaar li nu gis ci département bi boobu ba léegi nu am ci taxawaay nit ñi responsable yi taxaw di ci liggéey am nañu yaakaar ni bu baax a baax ni loolu incha allah bu sunu borom dañu jàppale nu am ndam yu rëy. mënuma pare te aussi du nu gërëm di sant parce que am na. soxna li nu bëgg bu amee incha allah te yàlla na dana am incha allah bu soobee sunu borom Fatim Sall moo fa nekkoon nekk fa ak Adama Sarr Fatim Sall tey ñëwaatul mais liggéey na fa liggéey bu rafet donc nu koy ñaanal sunu borom jàppale ko mu am leneen li nga xam ne aussi dana mën taxawu département bi liggéey ànd ak waa département bi donc loolu aussi am nañ ci yaakaar
duñu ñëw bu ñu ñëwee aussi duñu réalisation président ci département bi je pense soxna wax na ko ñeneen ñi ma fi njëkk wax nañ ko duñ ci jaaraat mais ñëpp xam nañu yéene président ci département yéene président ci vallée bi te ñun bu ñu waxee vallée bi rek lu ñuy njëkk wax mooy département Dagana donc li ci des mooy fii ak fan yii di ñëw bu ñu naagu parce qu'on a l'impression que élection yu yomb la mais ñun li ñuy liggéeyuñu pour gagner département Dagana rek dañuy liggéey pour yóbbu ci liste nationale bi parce que foofu aussi il faut que ñun ñu participer ci et que participation boobu ñu ciy def il faut que fii ñu am un taux élevé de participation des électeurs et que loolu moo ñuy may Inch'Allah nous mën a am ndam ci département Dagana mën a cotiser ci liste nationale bi relever nous am un taux très élevé bi nga xam dañ nous permettre nous am ay nombre de députés yu kawe ci liste nationale bi te loolu nag dañuy am yaakaar ni daanu gën a taxaw ci département bi fii ak juróomi fan gën a liggéey ci communes yi gën a waxtaan ak xale yi gën a waxtaan ak njaboot gi pour loolu nu mën a am résultat bu toll noonu te am nañ ci yaakaar bu baax a baax di gërëm di sant bu baax notre frère Oumar Sarr ci taxawaayam ci département bi mu ñëwee ànd ak ñun boobu ba léegi di liggéey boobu dañ koy rafetlu bu baax a baax di ko gërëm di ko sant moom tamit di gërëm il faut que may gërëm bu baax a baax tous les responsables du département de Dagana ci ni nu laxasoo nekk benn ànd pour nu mën a am ndam te ndam bi kat kenn moomu ko c'est très important ndam boobu kenn moomu ko ndam boobu président de la République Macky Sall rek moo ko moom au soir du 31 juillet donc nuy gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf. asalaamaaleykum mbokki Mbundoom asalaamaaleykum mbokki commune Diama asalaamaaleykum mbokki département Dagana maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak ci seen sant maa ngi gërëm ñu fi teew yëpp dama waxoon sànq sax sama rak sama xarit le DG maire Mame Diop dama waxoon rek moom mën na conclure guddi na ba pare mën na conclure yóbbaale sunu wax ñun ñëpp mais rek ñu bëgg ma jox cëru ministre bi pour ma mujj wax mais wax lu doon wax lu am solo yóbbu wax nun ko ba pare dama bëgg gërëm ñi nga xam ni ñoo organisé meeting bi mu nekk meeting bu am solo pour nun Benno Bokk Yaakaar ci département Dagana soo gisee tey notre candidate qui habite ici mais notre candidat du département de Dagana Soxna Mbodj soo ko gisee mu wax ba pare soo gisee le maire Oumar Bourel mu wax ba pare ñoom ñaar ñu ànd xam ngeen mën nañu wax fii ci Diama mën nañu wax Diama Gassi Diama jeex na parce que fii ñoom ñaar suñu àndee seen doole suñu àndee doole ak ñeneen ñoom Pape Dieye ak ñeneen xam naa ni fii 100% yi war nañ ko jóge donc loolu mooy sunu objectif mooy wala ñëw jàppale boppam sunu objectif mooy fii ci Mbagam fii ci Diama ñëw jàppale candidatam jàppale candidatu département Dagana kon nag fii ci Diama ci commune de Diama on doit approcher vraiment les 90 à 95%. dama yaakaar ni y aura bien sûr concurrence dana am concurrence ci communes yi xam naa ni ñi dana bëgg am 95% jëm kaw xam naa ni Diama moom 95% jëm kaw xam ngeen 98 la wax dégg naa 98 sànq de commune Dagana nag dana dépasser aussi 95%. donc dana am à l'évidence mënu am résultat bu am solo
mais l'essentiel mooy ñu décider dem voter ji. Il faut que ñu voter pour le Waalo, il faut que ñu voter pour sunu gox, il faut que ñu voter gagner et mën a présenter dans tout le Sénégal sunu résultats yi. Suñu présenté suñu résultat yi daan wax mbay mi lu ñu si bëgg daan wax napp bi lu ñu si bëgg daan wax sàmm bi lu ñu si bëgg daan wax dëkk bi lu ñu si bëgg loolu am na solo soo amee sa résultat ba nga xam ne ñëpp mën na si teg seen bët daan la gën a mën a déglu donc loolu moo tax ñuy parcourir tout le département di wax ak ñëpp xam na ni xëy na ndam ni daan ko am mais ça dépend de nan nun koy amee bëgguñu ay 50%, bëgguñu ay 60%, bëgguñu ay 70%. lu raw loolu nu bëgg donc engagement boobu le responsable yi yëpp jël c'est seen commune et dans le département donc engagement boobu moo tax ñu ñëw moo tax ñu dem fu nekk di waxtaan ak yéen duñu bëgg yéen ñii ñëw ci meeting bi ngeen dellu ci kër yi ngeen dellu ci tool yi ngeen dellu ci commune yi waxtaan ak ñëpp pour que benn voix bañ a manqué parce que Waalo moo leen soxla il faut que le 31 juillet Waalo yëpp feeñ Waalo yëpp ñu mën leen compter et yaakaar naa ni lii ma gis fii la ma gis feneen si dans l'ensemble des communes la ma gis man yaakaar naa ni mënoonu xaar résultat bu toll noonu. Aliou Yakou doomu ndey Oumar Sarr. ma ni maa ngi leen gërëm yéen ñëpp parce que fii tey tout le département tout Benno Bokk Yaakaar est là et c'est le premier résultat kon nag maa leen di gërëm sama xarit di nuyu sama xarit Kanté Samba Kanté sunu goro Samba Kanté sama xaritu bopp la ñoo bokkoon liggéey wax na ko sànq il y a quelques jours ñooy bokk ay liggéey dans le département de Diourbel mais sunu xarit la ñëpp aussi xam ko dans le département et même dans le Sénégal donc ma gërëm ku baax di ko gën a dénk sunu sœur sama sœur man sunu sœur ñëpp donc maa leen gërëm yéen ñëpp wasalaam jël leen